bokk na ci li ci gën a fës usines yi ñuy faral nag di samp di usine nag jën yi gis nañ ne daal ñu ngi wéy di am ci mim réew Greenpeace nag mu ngay daal di nag artu ci mbir moom di sàkku ci état mu daal di arrêté autorisation bi mu leen di jox ñuy samp usines yooyu leen ndax gis nañ ne ay jeexital yu bon daal nañ koy rek am dinañ ci dikki ci ndorteelu xibaar yi lay doon dinañu dem itam ci village ya fare wetu nag jas ak Popenguine ca département bu Mbour foofee nag jigéen yeeg seeni métit bokk na ci ñàkkum l'école ba seeni tout tànk yi di jànge waaye itam ñàkkum condition yu baax ci wàllu nag pajak leneen dinañ ci daal di nag jukki dinañu ñëw itam ci li aju ci situation coronavirus bi ministère bi ñu dénk wàllu santé daal na ci rek génn àddu ci mbir mi fa mu daal di tollu jamono jile ak juróom benn cas yi nga xam ne ñooy suspect yi ka ca wér ak ñi nga xam ne nag daanaka jamono ji dafa négatif ba lépp lu aju ci wàllu pàcc yu mujj yi ca la ñu daal di nekk dinañ ci daal di nag jukki alerte bi nga xam ne nag amoon na foofu ca hôpital Dalal Jàmm directeur ba mu ngi ciy daal di indi ay leeral prélèvement bi daal wanewul dara ba tax na nag lépp luy matuwaay ca hôpital Dalal Jàmm daal nañ koy rek jël dinañ ci jukki yenn yi nga xam ne nag xeetu xibaar la yuy rot ci wàllu réseaux sociaux yi ñuy wax rek yenn ci ay xeetu mbir yu mën a faj mbir moomee jàpp nañ ne rek amul lenn la cay dëgg bu ñu sukkandiko ci professeur Moussa Seydi ci kanam tuuti dinañ ko daal di nag teewlu ponk la woon wax sa xalaat wàllu corona bi ak anam ba muy daal di nag amee évolution ci mim réew naka lañ ko daal di jàngatee ba la ca xew ca diwaanu nag Thiès ci kanam ñu jukki ci ñaari ministère sax mooy santé ak culture daal di ci joxante loxo bu ko defee artistes yi ñoom it mën dugal seen loxo ci wàllu nag sensibilisation bi ak yeneen dinañ ci ànd ci biir xibaar yi ak kii di Amadou Moustapha Dieng dinañu dikk itam ci wàllu nag politique bi nekkoon beneen ponk wax sa xalaat lu mooy wàllu nag coronavirus bi mooy rek lu aju ci wàllu dialogue bi politique bi ñu war a amal ni ki ëllëg ngir rek yenn ponk yi nga xam ne jaay di dog déggoo amagu ca ñu daal di koy nag amal waaye itam situation ba ca APR ak mbirum Amadou Ba crise interne boobu naka ngeen ko daal di jàngatee ak saafara ñu ne daal dinañ ko ca daal di indi ci kanam ñu daal di ciy jukki toftal ci yeneen i xibaar Assane Thioune moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàcce gi neskis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi ñu dooree ko nag ak samp yenn ci usines yoo xam ne wàllu jën la ñuy daal di nag liggéey fii ci Sénégal ne ñu usines yooyu ba léegi ñu ngi wéy di ko samp loola waral waa Greenpeace di daal di alerter di atu nguur gi mu daal di dakkal lépp loo xam ne dogal la yu muy jox usines yooyu ngir ñu daal di samp ay usines yu yees ne ñu nag jamono jile la ñu daal di nag gis mooy usines jën yooyu le indi nañ ay conséquences yu bon ci wàllu environnement bi ak wàllu wérgu yaramu doomu aadama yi rax ci dolli itam activités yi aju ci wàllu transformation bi ñoom itam am nañ ci jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci ku yore wàllu campagne ci Greenpeace Afrique di Abdoulaye Ndiaye ñu déglu ko Birama Ndiaye. ñuy wane suñu solidarité ak suñu jàppale ci jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu soppali jën ñuy ay jigéen yu jàmbaare te seen i métier nag nekk ci tànku naax saay ndax taxawaayu usine farine de poisson yi nga xam ne dafa am ci yenn gox ci biir Sénégal. te jigéen ñooñu nag am lu bëri loo xam ne dañ koy di def ci économie sénégalaise am lu bëri loo xam ne dañ ko occupé ci vie sociale bu Sénégal donc am lu bëri tamit loo xam ne dañu ciy jàppale te loolu yëpp lan moo ko indi moo di ne dañ leen taxawal ay usine de farine de poisson ñenn ñi seen zone yi ñuy liggéey sax la nekk wala mu jege leen mais ñenn ñi tamit dañ leen indil ay usine de farine de poisson yoo xam ne dafa mujj di concurrencer ñoom liggéey bi ñu doon mën a def parce que lépp lu ñu daan am ñu ngi ko daan jëlee ci transformation bi. léegi nag usine de farine de poisson bi tant que mi ngi taxaw nekk seen i diggante li ëpp ci jën bi moom moo koy jël te transformatrices yooyu ñoom la ñu daan defar muy ceecax bi ñu daan defar muy géej bi muy tàmbajeng bi suñu mbokk sénégalais yi nga xam ne dañu nekk ci biir Sénégal de l'intérieur ñoom moom lañ loolu daan moo leen daan permettre ñu mën a am accès ci protéine animale boobu ñuy wax ne dafa baax ci bépp sénégalais boo xam ne da nga nekk ci biir Sénégal nga war ko dundee. li ñu xool ak li nga xam ne moom la Sénégal di doxee li jaadu mooy Sénégal arrêté joxe benn autorisation d'installation d'usine de farine de poisson waratuñ ko joxe mais en dehors de ñu bañ ko joxe usine de farine de poisson yi fi nekk war nañ leen saytu ba xam ñoom seen capacité nan la toll benn bi bu ñu xamee seen capacité nan la toll ñu méngale ko ak capacité bi nga xam ne mooy des-desu jën bi am Sénégal
tey jii yéen ngi koy may ñu koy jël di ko jox ay usine de farine évaluer leen usines yooyu natt leen xayma leen ba xam lan mooy seen capacité ak ñun li nga xam ne moom la ñuy di def ay résidus nan la toll ngeen xool ñaata la bu dee ñaari usine mën na ko liggéey Sénégal la sa ëpp tëj leen parce que juróom-ñetti usine tey ñu ngi Sénégal juróom-ñetti yooyu jàpp nañ ne dafa ëpp si biir Sénégal kon yooyu jàpp nañ ne kon si usines yi fi nekk am na ñu wër dëgg la loolu tamit ni ñu jigéen ñi demandé ñu jàppale leen pour ñu waxal leen ne seen métier mi ngi yàqu noonu la ñu population yu mel ni waa Gandiol ak waa Kayar demandé ne wax leen ñu suñu cadre de vie mi ngi yàqu bokk naa fi ñu dem Gandiol ba xam li ñuy dund Gandiol bu usine bi amee jën bu tàkkee école yi dañuy tëj parce que xeet ji bu xasee ubbi amul benn élève bu mën a jàng ci condition yooyu kon élèves yi dañuy mujj obligé maître ñooy arrêté élèves yi dem ñibbi seen kër ndax lan parce que am na ku ñu bëgg mu am farine bu mu mën a jël dem jaay bitim réew ñu yàq njàngu Sénégal maanaam li aju ci usines yi li muy yàq moom moo jéggi dayoo. ñu daal di dikk nag ci village yu fare côté Diass ak Popenguine foofee ca département bu Mbour jafe-jafe yu métti la jigéen ya daal di nag amee ci wàllum nag ndox bu sell ba ñuy jëfandikoo waaye itam l'école yi nga xam ne sori na ba xale yi tout tànk yi di ci am jafe-jafe ngir seen i njàng waaye itam condition ci wàllu paj mi yu ñu ne jamono ji daal ñu ngi koy ñaawlu Babacar Sow. bés bi nga xamee ni àddina wërngal këpp ñu ngi koy jagleel jigéen ñi ñu ngi koy wëyal ca Toglu Gàndul ak dëkkaan yi nga xamee ni ñoo nekk ci diggante Popenguine ak Diass département bu Mbour bés la bu nga xamee ni tax na ba jigéen ñi yeewoo ci dëkkaan yooyee di dellu soit ci jafe-jafe yu tar yi nga xamee ni moom la ñuy jànkoonteel ngir jaay seen matt wala mango dañuy daal di dox dëkk ak dëkk ndox ma du fa wala ngaan jigéen ñi suba teel la ñuy yeewu ngir mën a am li nga xamee ni moo di ndox teen bi nga xamee ni am nañ ko du dox li ko waral moo di pompe boo xam ne bii baaxul Roqaya Fay moo yore kàdduk soxna jafe-jafe yu métti lañ am parce que ba dañ ut mat dox ba Tëngéej dem jaay ñëw ñu doog a togg ñu ngi ut lu ñuy jaay yu sew ay mango ak yeneen dem jaay ji Dakar ñëw bénéfice bi ñu dolli ko suñu borom kër yi ak problème ndox aussi dañ koy faral di am ndax su may wax damay généraliser même cas lañ am ba mooy Gàndul ak Toglu yëpp même fi ma dëkk nii actuellement ni problème ndox la ñuy am ndax dañuy teel a yeewu am nañ teen boo xam ne dañ koy pomper mais courant bi moo doyul yenn saa yi day dem bi arrêté dañuy obligé toog di xaar boo toogee day yàq sa liggéey yëpp ñun moom problème ndox ku ñuy mën a dimbali aussi daf ñuy dimbali problème ndox ci dëkk yooyu nga xam ne ñu ngi ci diggante Diass ak Popenguine wàllum njàng mi tàggatémbe na fii ndaxte l'école yi dañoo sore lool wàllum wér-gu-yaram itam jigéen ñu war ñu lor wala ñu am jafe-jafe ci wàllum waa kër docteur dañuy dox ba Popenguine ñuy ñaan ñu andil leen benn gynécologue jafe-jafe yi tar yi nga xamee ni tere na nelaw soxna yooyee nga xam ne ñu ci bëri li ñuy faral di dégg 8 mars bëriwul Roqaya Fay moo yore seen kàddu ak éducation suñu éducation doom yi ndax école yi aussi day xaw a xëcc su fekkoon mën nañ décentraliser quartier yi yëpp wala village yi yoo xam ne village yëpp am ay ñaari école la ñetti école sax ñu mën leen seddal comme suñu dispensaire infirmier chef de poste la amuñu docteur suñu bëggee gynéco yenn saa yi dañuy transféré ba Popenguine fa la ñuy dem man mii di wax ak yow fa laa defee césarienne xam nga suñu amoon gynécologue tamit am docteur médecin boo xam ne dina mën a consulter nit ñi mu baax ak problème garab aussi dañ koy faral di am yenn saa yi nga ñëw xam nga doo am garab bi nga obligé demaat de pharmacie jam ñaajo wala jas nga koy jëndi bu dee nag amoo looy passé dem ba foofu yooyu yëpp coono la coono yi bëri na. Babacar Sow dañ ca jokk kiin fii ci Mbour pour Sud FM. Babacar prolongement bés boobu aju ci wàll nag jigéen yi office bu lakk ak cours d'eau yu Sénégal ci Ndar ñoom itam ci altine tey ji yu jébbal nañu ay fourniture scolaire ay waxeetu ñam ak matériel yoo xam ne wàllu nettoiement ak cet gi école Boli Diaw ak Boris Diop yi nga xam ne xale yu jigéen yi ñoo fay daal di nag jànge seeni nag membre yooyu visité nañu locaux yu association sénégalaise bu bien-être ak familial di ASBEF ci teewaayu ki nga xam ne nag mooy directeur général bu OLAC Yves Tendeng. ginnaaw jigéen yi nga xam ni ñooy yeewoo ci prison bu Ndar te ñu baaxee leen daaw lim bu takku ci ndimbal daanaka ren ji ñi nga xam ni ñooy élèves yuy jànge ci école Boli Diaw ak école Boris Diop bu xale yu jigéen ñi la mbootaay bi ëmb jigéen yi di liggéey ci kuréel bi di OLAC office des lacs et cours d'eau daal di tànn ren ji ngir baaxee leen itam ay xeetu ndimbal loolu le ngir màggal ci niñ ko mënee bés bi ñu jagleel jigéen ñi ci àdduna bi werngel këpp kii di Alioune Badara Diop moo jiite kuréelu OLAC. li ma ci jëkk def mooy féliciter personnel bu faamu yi nekk OLAC daaw def nañ ko ci maison d'arrêt bu prison wu Ndar ren moom xaw nañ ko yaatal ndax jëkk nañu dem ci école bi ñuy wax Boli Diaw ma am fi ay xale yoo xam ni seen gis demewul noonu mooy li ñuy wax ay déficient visuel maanaam am ay problème gis ñu jàppale leen ci ay nourriture jàppale leen aussi ci matériel braille pour ñu mën a jàng bi ñu paree ñu dem beneen école jeune fille bu nekk toujours Sor école Boubacar Diop boobu tamit ñu jàppale leen ci ay fourniture
moom ak jigéen ñi mu àndal daal di jeexal seeni tukkib nemmeeku fële ca bërëbu ASBEF di association sénégalaise du bien-être familial fi nga xamee ni itam yóbbu nañ fa ndimbal bu takku. ASBEF ñu fekk fi ay volontaires yu déterminant fekk fa aussi un personnel déterminé yoo xam ni ñoo ngi fii di jàppale askan wi de manière bénévolale surtout li si ëpp te di ko def depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc matériel bu am solo personnel bi may nañ leen am na ay tensiomètre am na ay chaise am na ay pèse bébé bare na daal ay matériel. njiitu OLAC daal di fa xamle ne namb na itam bés ni ki tey tëral lëkkaloo ci diggante kuréel bi mu jiite di OLAC ak it kuréelu ASBEF ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tandeng Sud FM. Yves coowal nag wàcce kii di Amadou Ba ci bopp coordination bu Parcelles Assainies moom ministre bi ñu dénk wàllu nag jëflante ak bitim réew daal di ci indi ay tontu jafe-jafe bu mu jàpp ne nag footum biir nekk la nee na itam dina fexe daal di daje ak ñooñu nga xam ne maire leen jàpp moom président Macky Sall daal na koy sant mu daal di wóyal li nga xam ne mooy liggéey ba loolu la Amadou Ba daal di xamle ñu déglu ko ak Babacar Samb. dama fi andi moom mooy wax ci turu gouvernement bi en terme de ci wàllu politique étrangère maintenant xew-xewu politique yi dañ koy jox rek buñ ko jox dëdd ak cër bu mu amul. ñi fa nekk ñoom njabootu président lañu am na ay xew-xew yu fa am lay sama cër jéem ko saytu bu baax xool nan lañ koy saafara te ñu ngi waxtaan ci sunu biir kooku amul benn problème ñun ñëpp njabootu président Macky Sall lañu ñun ñëpp li ñu yitteel mooy la dooleel président Macky Sall lii tax gis-gisam ñu mën ko mettre en œuvre et je pense que mooy aspect bi important au-delà de nos personnes ce qui est important mooy ñun ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk baay mettre en œuvre la vision du président boo xoolee barki démb rek ñu ngi wax parcelle après ñu nii réew mi di doxee lii war fi mu nekk mooy ñun ñëpp ci mise en œuvre plan Sénégal émergent ñu jàppante fexe bi ci juróomi at yi la nga xam ne président wax na ko Sénégal mu mën ko def ci anam bu ñu gën a rafetee mais surtout def bu ñu feeñal ko c'est extrêmement important. Sud FM. Situation coronavirus bi ci mim réew te bésub altine tey ji juróom benn cas yi nga xam ne daal njortoon nañ ko ci testé nañ ko ba dara daal amu ca état bu Sénégal jaare ko ci ministère santé ne ñetti patients yi nga xam ne nag déclaré woon nañu leen positif jamono ji ab tekkaaral dal am na ci seen biir te ñu ngi leen di rek toppatoo ministère bu ñu dénk santé tey ji jàkkaarloo na ci taskatu xibaar yi docteur Aloyse Waly Diouf nekk directeur cabinet ministre bi ñu déglu ko Birama Ndiaye. ni ma ko tàmm defee di joxe li nga xam ne mooy situation épidémiologique wu lundi 9 mars tey jot nañu ci Institut Pasteur résultat 6 prélèvements juróom benn prélèvement yi nga xam ne jëlee nañ ko ci ay cas suspect yi nag du Ndakaaru rek ci région yi tamit am na cas suspect yu ñu fa prélevé parce que suñu système de surveillance du Dakar rek la am na ci région yi ci juróom benn cas suspect yooyu yëpp négatif maanaam benn cas suspect defuñu test bu positif donc Sénégal ba léegi bés bu ñu instant yi ñu wax ak yéen ñuy tey amuñu cas bu bees ñu ngi ci suñu ñetti cas yi nga xam ne ñu ngi leen di traiter maladie infectieuse ministère de la santé jaarale ko ci ministre de la santé monsieur Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi félicité di ñaax équipe yi nga xam ne ñooy toppatoo surveillance épidémiologique muy fii ci Ndakaaru ak ci biir région yi pour ñu gën a vigilant mu ngi ñaaxaale aussi askan wi pour que ñoom tamit ñu continuer di dugal seen loxo ci xeex bi ndaxte Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi gërëm ambassadeur u France bi nekk fii ci Sénégal ci bataaxal boo xam ne bind nañu ko tey pour féliciter ñu remercier ñu ci ni ñu jëlee en charge cas bi nga xam ne moom la ñu déclaré ne wër na ba mu génn mais aussi yeneen cas yi nga xam ne ñu ngi service des maladies infectieuses et tropicales. fausse alerte ci wàllu corona boobu ci hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay testé yi ñu ca daal di nag def ne ñu gis nañ ne daal dara amu ca ndax dañ koy njortoon doomu Sénégal bi bàyyi ko ca Thaïlande mu amoon fièvre loolu taxoon ñu daal di ko ci njort waaye test yi daal lu négatif la daal di joxe direction bi hôpital ba ne ñu dooleel nañu lépp lu nga xam ne xeetu nag matuwaay ak motifu consultation bi mu mën a doon patient bi daanaka danañ da jaarale ci thermoflash buñ ko noppee nag soog a nag jël
matuwaay yu war ngir daal di koy càmbar. Moussa Sam daaf nekk directeur bu hôpital Dalal Jàmm ñu déglu ko ak Ndeye Khady Diop. waaw cas bi ñuy wax ne dafa am hôpital Dalal Jàmm wax dëgg yàlla du cas sax bu suspect nit ñee gaaw rek parce que quand même ku ñëw sa yaram tàng nga yaakaar ne da nga koo am bon yoon la nga ñëw hôpital ñu xool la ñu ñëwee hôpital effectivement yaram bi tàng ñu def ay prélèvement yóbbu ko fañ ko war a yóbbu ñu saytu ko ñu ne ñu cas bi du coronavirus bi donc cas boobu mu ngi ci famille am amul benn cas bu ñu suspecté au niveau de l'hôpital Dalal Jàmm tey ji amul benn cas bu nekk hôpital Dalal Jàmm def nañu ndaje pour jël disposition yi nga xam ne moom la ministère bi wax disposition yooyu nag boo koy xool ci ñetti fànn la maanaam d'abord informer nit ñi du lépp lu ñu gis rek jàpp ne coronavirus la d'abord njëkkee ko nag ci personnel hôpital bi utiliser jumtukaay yi nga xam ne moom la ministère de la santé joxo waaye utiliser tamit personnel bi nga xam ne am nañu compétence bi ci biir hôpital bi bañ ko defee ba informer personnel bi yëpp nag wax leen lan mooy mode de transmission bi naka la ñu war a taxawee leneen li ci tegu mooy organisation mooy malade bu ñu yaakaar ne am na ko bu ñëwee fan la war a jaar déjà hôpital bi tey balaa ngay dugg hôpital dañ lay thermoflager boo ñëwee bu fekkee ne da nga présenter yenn signes yi tamit am na salle boo xam ne moom la ñu jël pour cas yooyu ñu isoler leen foofu def prélèvement yi war yóbbu ko xaar résultat yi bu dellusee bu fekkee ne cas confirmé la ñu yóbbu ko ci service yi nga xam ne ñoom ñoo leen di war a jël maanaam muy hôpital Fann wala Dantec wala hôpital Grand Yoff bu fekkee ne tamit du cas confirmé ñu libérer nit ki jël ko en charge ba mu wër ensuite bàyyi ko mu ñibbi troisième bi mooy paj yi donc information la organisation ak action moom la hôpital Dalal Jàmm actuellement di def ànd ci nag aussi ak population bi parce que def nañ fi benn sensibilisation dugg ci marché yi wax ak nit ñi utiliser la communauté également parce que un hôpital ne doit pas être fermé un hôpital doit s'ouvrir à sa communauté ba tey jii ñu ngi sant yàlla li ministère de la santé digle woon yëpp def nañ ko. Professeur Moussa Seydi bu service maladie infectieuse mu ngay daal di nag weddi lépp loo xam ne xeetu xibaar la ay rumeur yi ñu ne daal nangam dafay daal di faj coronavirus la mu daal di xamle mooy amul lenn lu ñuy testé ci wàllu science lu wane ne daal da koy daal di faj la ñuy def rek mooy la ñuy wax traitement yu symptômes yi maanaam mandarga feebar bi la ñuy faj professeur Moussa Seydi ñu déglu ko Birama Ndiaye. Je dirais que le cas que nous avons reçu et qui est cas bu ñu jotoon cas bu simple la te mujjanteel ga ñu daal di ko faj nekkuloon cas bu compliqué loolu rek la ñu mënoon a xaar wante nag ma bëgg a leeral ne ci jamono si ñuy àddu amul fenn fa nga xamante ne ci biir àdduna si jàpp nañ ne médicament bile moom moo mun a faj feebar bile am na benn médicament boo xamante ne ñoo ngi koy saytu foofee ca États-Unis man mii sax bind naa laboratoire boobee ngir rek ñu envoyé ma ci ay échantillon waaye ba léegi déggooguñu ci li nga xamante ne moom mooy accord yi wante nag tey si tey amul benn médicament bu ñu jàpp ne daal mun na faj lii di coronavirus bi le loolu tax fi mu ne nii ñoo ngi gis ci presse bi ak yeneen xeetu yëglekaay ñu naan chloroquine da koy faj laaj da koy faj ak yeneen xeetu produit yoo xamante ne ñoo ngi koy wane waaye ci saa si temb waxtu bii may wax ak yéen amagul benn étude boo xamante ne jaar na ko ci wàllu xam-xam buy dëggal ne produit bi le mun na faj lii di virus bi wala boog mënu koo faj même lu jëm ci wàllu antirétrovirus sax fi mu ne nii ñoo ngi koy saytu donc dinañoo xaarandi ci kanam ba xool ana lan lay étude yooyu di wane wante nag ak nu mu munti demee traitement symptômes yi maanaam signes yi nga xamante ne moom mooy dal nit ki moom moo gën a jàmp ngir ñu faj ko nit ki nga xamante ne dafa am ay jafe-jafe nokki boo ko joxee médicament buy rey virus bi du ko tere mu ñàkk bakkanam wante nag bu fekkente ne yow réglé nga li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe nokki bu mu am mun na cee génn donc gis nañ ne nag loolee doon na loo xamante ne lu am solo la ñu fàttali leen ne rek lu dal lu ëpp juróomi junniy nit ci biir àdduna si daal di faat lu ëpp ñetti junniy nit ci biir àdduna si donc gis nañ ne itam ñiy wër ñoom ñoo ëpp ñiy faatu kon boo ko yëf yi fi mu ne nii kenn waru ko yóbbu fa nga xamante ne eggu fa moo tax rek ci sama xam-xam may dalal xel yi di jàpp ne nag lii lee mun nañ koo faj wante waru tax ñu daal di yoxi wàcce suñu loxo bés buñ ko defee rek dinañu jural musib boo xamante ne duñu xam fan lay yem gis ngeen lu xew ca Italie gis ngeen lu xew ca Iran ak feneen jamono si sax fële nga xamante ne moom mooy Chine ñi fay wër moom moo ëpp ñi mu fay lal donc gis nañ ne nag mesures yi nga xamante ne moom la ñu santaane am na ci solo bu baax a baax kon faaw ñu daal di ko fonk sàmmoon tegtal yi nga xamante ne moom la ñuy jox askan wi. faire régresser les problèmes que nous vivons. ñaari ministère ci wàllu woowu mooy santé ak culture wàllu caada joxante loxo ngir daal di xeex wàllu corona boobu ne ñu ay ndaje ngir daal di nag ñaax acteurs culturels yi ñu dugal ci seeni nag loxo daal di yee askan wi acteurs culturels yooyu ne ñu noppi nañu ngir daal di ciy bokk Amadou Moustapha Dia. Dans la sensibilisation et la communication pour lutter contre
it ma ngay wàllu wérgu yaram fagaru moo gën faju te lu ni mel mën nañ ko jaare ci fent boo xam ne dafa yee askan wi looloo tax ni ki tey ministère bi yooyu lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram lëkkaloo ak ministère bi yooyu lépp lu jëm ci wàllu mbàttitu réew mi doge nañu ngir waxtaanee feebar bi la di coronavirus ministre bi nga xam ne mooy lépp lu jëm ci wàllu mbàttitu réew mi di xam ne mi ngi am yaakaar bu baax ci fentkat ak way xarala yi nekk ci réew mi ñu bind taalif def ay sketch ay théâtre wala ay way yoo xam ne dina mën a yee askan wi jëm ci wàllu nu ñu moytoo feebar bi la di coronavirus. ministre de la santé ñëw fii avec la direction de la santé wax ñoom relais bu am importance la ndax ñoom si seen biir créativité mun nañu informer mun nañu véhiculer et mun nañu éduquer mun nekk relais bu éducation comme ça moment bu nekk si vie culturelle nit ki day méngoo ak benn jamono te ki xam naa ne daal fu nga gis ne vraiment acteur culturel lañ si jàpp bu baax. ci kàddu moom ministre bi yooyu lépp jëm ci wàllu wér-gu-yaram di xam ne yaakaar na ne daal fentkat yi daañu mën a jébbal askan wi xam-xam bu leer boo xam ne dina tax ñu xam feebar bi te du ànd ak tiit du ànd ak njàqare te sax du ànd ak loo xam ne ñàkk xam la. pour que ngeen wax ne ñi xamul nañu noppi dafa am solo lool bon nag seen stratégie de communication ñu ngi leen di ñaan ngeen wax gaa yi xamul ñu laajte dafa am solo lool lépp lu ngeen soxla rek comme information pour mën a développer seen stratégie. ki nga xam ne mooy directrice de la santé publique doon na gi sax sukkandiku daal di wane benn présentation ngir gën a gaaral ci kanam artistes yi li nga xam ne moo jëm ci wàllu feebar bi ak nees koy moytoo. bu ñeen ñi am na fee sami teg na ñaar respirateur artificiel yoo xam ne. xibaar yooyu lee daal di toq ci nopp way xarale yi ñu xam ne ñoom dafa mu nekk nii noppi nañu ngir fent loo xam ne askan wi mën na ko sukkandiku ba moytu jàngoro bi le Ibrahima Mbaye Soppe ak Daniel Gomes di ci andi ay leeral. am nañ ay éléments yoo xamante ni buñ ko amee mën a wax ci feebar bi dëggantaan je pense que dina yomb ci ñun pour ñu waxtaan ak population bi. am na accompagnement ci moyen pratiquement mais en terme de créativité foog naa ne artistes yi jóg na ci ba pare ñun ñooy ay vecteurs de communication c'est logique que nekk mën cee impliqué nekk formateur nekk sensibilisateur. ñoo daal di nag desandi situation boobu leen nee ñu nag doomu Sénégal ya fare Chine ak Italie réew yi nga xam ne épidémie bi laal na ko bu baax a baax daanaka dara dalu leen ca département bi yore wàllu jëflante beeg bitim réew ak sénégalais fare ca bitim réew mu ngay dalal xel yi nee na nag amul benn doomu Sénégal boo xam ne feebar bi alawtiku na ko te lépp lu aju ci wàllu toppatoo leen la ñu daal di nag nekk am na sax ci wàllu koppar la ñu jàppale étudiant doomu Sénégal ya fare ca Wuhan waaye itam représentation diplomatique ca Italie nee ñu sax am na ab ndaje ba ñuy amal ak waa député yu diaspora bi Babacar Samb. jamono ji du benn doomu Sénégal ba féete ca bitim réew bu daal di amee feebaru coronavirus nemmeeku bi ñu ngi koy daal di amal saa su ne situation ba ca Italie itam ñu ngi koy daal di bàyyi xel bu baax di kàdduk Amadou Ba jëriñ ji ñu dénk wàllum affaires étrangères ak itam sénégalais de l'extérieur. Corée am nañu fa ay ressortissants donte bariwuñu comme ni ñu bari Italie bi mu amee ba tey ñu ngi waxtaan ak ambassadeur bi ñu ngi waxtaan ak consul bi nga xam ni moom moo nekk Milan. parce que feebar bi Milan la gën a bare ñu ngi sant yàlla nag bu baax ba tey jii signalé gu ñu benn sénégalais boo xam ni am na feebar di massawu waa Italie ndax dañoo war a aar seen bopp aar suñuy ressortissants. topp bi naam ñu ngi koy amal ci Italie waaye itam ca réew mu Chine ba tax na ndongo yu féete ca Wuhan ñu leen di jàppale ci wàllum koppar rawatina bépp représentation diplomatique ak itam consulaire ba ñu daal di samp foofee ca réewum Italie bu ñu sukkandikoo ci Moïse Diarra Diegane Sarr di secrétaire d'État bi yor wàllum sénégalais de l'extérieur. Et que le monitoring est fait. bés bu yàlla sàkk njiitu réew mi Macky Sall dina daal di nemmeeku ana fan la ñu daal di toll ci doomi Sénégal yi féete ci bitim réew aw ndimbal ci wàllum koppar jot nañ ko jox yenn doomi Sénégal rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndog yi féete ca Wuhan yenn ci kilifa yi nga xamante ni ñoo teewal réewum Sénégal ca Italie ñoom itamit daal di nañ koy jot ngir ñu mën leen a jàppale ci prise en charge bi. et consulaire et plus particulièrement celles qui sont en Italie. aw ndaje ñu fas yéene koo amal itam ak fukki député yi juróomi teewal doomi Sénégal yu féete ca bitim réew laata ayu bés bile lépp jëm ci wàllum sensibilisation rawatina doomi Sénégal yi féete ca réew yi nga xamante ni lii di feebaru coronavirus daf leen sonal lool.
wàllu santé dañ ciy desandi Babacar ak ñi nga xam ne ñooy chirurgiens yi ci wàllu xale yi ñoom nag doon nañu ci altine ci ab séminaire goo xam ne lépp lu di rëpp ñetti fan lépp loo xam ne rek aju na ci wàllu malformation xale yi ci ay feebar yu wuti dinañ koy daal di nag càmbar daal di koy nag waxtaane nee ñu nag taxu koo bari yenn ci ay nag xeetu opération yooyu ñuy des am na boo xam ne benn cas bi daanaka juróomi junni ci ay xale yu juddu benn yoon bi lañ koy daal di nag amal beneen bi itam waxi noppi ndax nag bu dee ñetti junni ci ay cas benn rek la ñu gis ne rek xeetu malformation ba ñuy duppee ano rectoral lay daal di nag doon séminaire bi nag ca la ñu daal di tënk lenn ci xeetu intervention chirurgicale Suzette Kali. chirurgien yi ñoo bëgg fu mu ne nii di def intervention yu gaaw a gaaw ci ndaw ñi nga xamante ni dañoo amee feebar bi ñuy duppee Hirschsprung ak it malformation anorectale mu nekk ñi amul cër bi mën a tax ñu dem ginnaaw kër wala ñi nga xamante ni duñ koy mën a téye rawatina si ay jafe-jafe yu laal biir bi yëpp wala sax mën leen a faat yile pathologie ndaw ñi di ko am nu ne lay feeñee si ñoom professeur Gabriel Ngom président bu société sénégalaise de chirurgie pédiatrique. ñaari feebar yu xaw a doy waar la daal maladie de Hirschsprung dafa nekk feebar boo xam ne xale bi daf koy judduwaale et lu muy def ci moom mooy seere même garab yi sax duñu mun ci moom dara feebar bu ñu tuddee malformation anorectale mooy xale yi nga xam ne amuñ ubbuwaayu ginnaaw donc mënuñu dem cabinet xale yooyu dañ koy judduwaale mais léeg-léeg cabinet bi ku muy sëyee lay jaar de ce fait dafa nekk feebar boo xam ne souvent xale yi dañuy ñëw en retard en moyenne xale yi dañuy am ñaari at balaa ñuy def diagnostic. jafe-jafe yi bëre lool rawatina ci traitement bi donte sax yile pathologie luñ koy gis bëreewul ndax benn cas la ñu mën a am si juróomi junniy naissance ci wàllum feebar bu Hirschsprung wala sax benn cas ci ñetti junni wu malformation anorectale. feebar bi nag am na fi am na ci région yëpp mais yi nga xam ne mënuñ ko def ci région yi fii lañ koy yónnee ñun dinañ gis ba ay 60 cas pour ñi am maladie de Hirschsprung par an mais yi ci des tam dinañ gis ba ay 100 cas pour xale yi nga xam ne amuñu fu ñu demee àll. bu ñu sukkandikoo ci Issa Tall Diop di directrice bu hôpital pour enfants Albert Royer bile mbir lu am solo la ndax dina ñëw ngir gën a dooleel chirurgien yi ci boobee fànn. am na solo formation bu ñuy def ndax bu jàppale ci hôpital Albert Royer ci faju ñaari feebar yoo xam ni xale bi daf koy judduwaale am na solo ndax non seulement dañuy jàppale chirurgien yu hôpital bi mais chirurgien pédiatrique Sénégal yëpp la ñuy jàppale waale ci biir formation. alarba gi di yemoo ak bés bi ñuy jeexal bi le séminaire d'enseignement ñeenti tout tànk yoo xamante ni ñaar ci ñoom pàcc bu ne dañoo amee yile pathologie dinañ leen opérer ci njàppandalu professeur Chérif Émile bàyyeekoo ca Canada. handball ak challenge trophy bi lañ koy daal di nag doore ak gaynde yi nga xam ne nag yu U20 seen regroupement bi door nañu ko fukk ak ñeent ci ay joueurs la ñu daal di nag convoqué entraîneur bi ñoom la wóolu compétition bi nag ca Mali lañ koy amalee ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent weeru mars bi kii di Pape Ibnou Sarr mooy entraîneur bu U18 yi ñu déglu ay leeralam ak El Hadj Malick Ndiaye. équipe nationale yu amagul ñaar fukki at ak ñu amagul fukki at ak juróom-ñett yi ñu ngi ci wàccaayu compétition bi waram Bamako ci le 23 mars ajjuma bii di ñëw dinañ nekk Ndar pour wàccal compétition bi wàccaay bi nag tàmbali woon nañ ko juróomi weer ci ginnaaw ci weeru octobre wër nañu Sénégal xool gox yu bëri xool xale yi fi nekk même sax jot nañ def benn liste boo xam ne ñuy war a dem compétition bi ñooy dem préparation nii waaw compétition boo xam ne bii mooy suñu juróom benn li participation ci compétition bi donc ñu amagul ñaar fukki at yi ñoom dafa am titre boo xam ne ñoo ko gagné woon moom lañ bëgg a teewaat incha allah ñu amagul fukki at ak juróom-ñett yi titre boo xam ne dañ ko ñàkkoon ñu ngi ci di wàccaay pour mën ko jëlaat te gox bi ñu nekk nii Sénégal dafa am benn taxawaay bu mu fi am te loolu lañ bëgg a téye ba léegi mu ngi ci nag di ko wàccaay bu gën amin Ndar moom nekk localité bu bees bi ñuy dem préparation conditions yi foofu de préparation yi antu na ci li ñu xalaat ajjuma incha allah dinañ tàmbali wàccaay bi. Le contradictoire. Le contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio.
dañ koy daal di nag door rek xibaar yenn yi faral di rot ci réseaux sociaux yi laata autorités yi di génn di wax ci wàllum coronavirus boobu mbir moomu journaliste yi yëngu ci wàllu santé ñu ci bëri di ko ñaawlu waaye Mamadou Ndiaye bu cellule épidémiologique ak bu ministère bi ñu dénk wàllu santé bugg ci commentaire xibaar yi nga xam ne moom dina rot aju nag ci ñu koy fësal ci wàllu corona bi nag nee ñu ku ci ne na daal di yem ci information yi nguur gi di jox ci wàllu woowu ñu déglu li nga xam ne nag mooy ay kàddoom ak Babacar Samb. Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. yow da nga faree ci surveillance épidémiologique bu ministère de la santé et de l'action sociale. jamono ji réewum Sénégal di jàkkaarloo ak li nga xamante ni moo di feebaru coronavirus ñu koy oowee Covid-19 alhamdulilah sax premier patient bi nee nañ daal bu ñu sukkandikoo ci service de la santé daal di nañ koy saafara. autorités yi jamono ji ñu ngi taxawal ay stratégie lu ci mel lu jëm ci jàmmarloo feebar boobule waaye itam lu jëm ci wàllum communication. yéen naka ngeen di gérer communication de crise bi. waaw xam nga. bu yëf yu mel ni amee ñu di xew di jàmbat te yëf yi dafa xaw a doy waar loolu dañ ko bokkoon na ci li nga xam ni jëloon ci ay pexe te amoon nañu benn bànqaas ci ministère de la santé et de l'action sociale mu ñu tuddee service bi nga xam ni moom mooy yeete di joxe ay xibaar ci wàllu wér-gu-yaram d'ailleurs sax am nañ benn numéro boo xam ne mooy numéro vert 800 00 50 50 nga xam ni képp koo xam ne da nga am looy laaj ci wàllu wér-gu-yaram même bu dul sax ci wàllu feebar bi mën nga cee woote donc service boobu moom lañ dénk lépp loo xam ni mooy bànqaas bi nga xam ne moom moo war di yeete di jël nit ñi li ñuy laaj pour tontu ci tontu yoo xam ni tontu yu am anam tontu yoo xam ni day dimbali njaboot gi ak xeet wi ñu mën a am ay xibaar yoo xam ni buñ ci tënkoo ak ci ndimbalu yàlla feebar bi war na fee mën a dakk wala du law. mais ci wàllum communication boobu tamit dafa am yenn ci ay way taskatu xibaar yi nga xamante ni peut-être dañuy xaw a ñaawlu doxalin bi ndaxte nee nañ daal information yu njëkk ci mbirum feebar googule ñoom si réseaux sociaux yi lañ koy daal di jëlee laata lii di service de santé di réagir wala ministère bi di réagir mu mel ni lii di communication bi tam à deux sens lay doon kenn centralisé wu ko yow lan ngay wax ci li ni mel. waaw dama ni man du ma àddu ci nit ñi loo xam ni dañ koy wax. di ko mu nekk seen xalaat daal ñun dañu am fu ñu xam ne moom lañu féeri ci liggéey bi mooy di waxanteeg askan wi wax leen yan fan la ñu war a xool parce que mbir mi bu amee da ngay dem ci ñi nga xam ni ñoom lañ sant ñu koy xeex ñoom ñoo am xam-xam bi ubbeeku nag ci li nga xam ni tegtal yi ñu leen war a jox buñ ci toppee ak ci dimbal yàlla subhaanahu wa taala feebar du leen dal. mais seen am solo ñun du ñu mun a nekk chaque fois di commenter li nga xam ni mooy la ñeneen li ñu wax. mais seen diggante ak way taskatu xibaar yi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum wér-gi-yaram yéen liggéey bi naka la demee. waaw Sénégal bala muy sax am feebar bi fi dugg bañ ne feebar bi mi ngi nii ñun ci suñuy pexe ak li nga xam ne moom lañ di ko def amaloon nañ benn lël boo xam ni lépp ko ñi nga xam ñooy tas xabaar yi. woowoon nañ leen fële ci service national de l'éducation et de l'information pour la santé pour waxtaan ak ñoom waxtaan bu yaatu ci feebar bi man bokkoon naa sax ci ñi nga xam ni lël boobu ñu ñoo ko amaloon ak ñoom donc lépp luñ ci lépp boo xam ni ñuy waykatu xabaar yi ci wàllu wér-gu-yaram waxtaan bu yaatu lépp luy laaj boo xam ni laajoon nañu ko ci jamono yooyu xam-xam yañ ci amoon wax nañ ko ak ñoom parce que li ñu bëgg rek moom mooy ñoom it ñu am benn rôle benn taxawaay boo xam ni taxawaay bu leer lay nekk parce que ci jamono ji dëkk bi yëpp moom moo nekk mën nañu wax ni en tout cas moo jànkuwante ak benn jafe-jafe te loolu bu ñu tolloo képp koo xam ne doomu Sénégal nga da nga war a am benn taxawaay bu rafet wax loo xam ni moo am su ko defee ñun ñëpp ñu takku pour dindi feebar bi suñu réew wala ñu arrêté ko fii war a mu takk fii mu yem fi. da nga wax taxawaay bu rafet ñu wax li nga xamante ni moo am mais ay fausses informations dañ koy daal di nemmeeku ci réseaux sociaux yeex ñoomin seen est-ce que loolu tamit du gàllankoor yéen seen liggéey. waaw jamono ji nekk même bu fekkul woon ci sa feebar bi ñëpp xam nañ ni ci réseaux sociaux yi wala ci en tout cas li ci xarale yu bees yi amal ci ay wax yoo xam ni dëgguwul wala teguwul ci loo nga xam ne moo am dafa yomb loolu tamit mën na effectivement indi ay tolof-tolof mais loolu moo tax ma wax nit ñi ku nekk ci ñun dafa war a tey ci information ak xibaar yi muy jël mu xam moom fan lay jëndee ko dañuy wax ni ku bëgg
toog ci topp yoon wu jub da nga am doo gindekoo ci mbedd da ngay dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor xam-xam bi wala ñoo yor tegtal yu leer yi nga dem ci ñoom foofu ngay gindekoo. monsieur Mamadou Ndiaye maa ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf Samb. voilà merci beaucoup. waaw looy aju nag ci wàllu traitement xibaar yooyu le ci jamono crise yu bari na xibaar yu wérul ak ñiy waxee rek seen yëkki taskatu xibaar bi nag moo war a jël responsabilité am xam rek xibaar bu wérul ban yëngu-yëngu la mën indi ci wàllu nag penc mi loolu nag yore communication bu correct moo ko daal di jàngat Samba Jalimba Badji ñu déglu ko ak Babacar Samb. Samba Jalimba Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaa yor wàllum communication ca CORED jamono ji dañ daal di nemmeeku ne réewum Sénégal dafa daal di jàkkaarloo ak feebar ba nga xamante ni moom la ñuy daal di woowee coronavirus di Covid 19. jamono yi nga xamante ni itam autorités yi ñu ngi daal di def seen kéemtalaay kàttan ngir taxawal ay stratégie de riposte waaye itam ci wàllum communication. dañu daal di nemmeeku ne ay fake news ak itam lu jëm ci wàllum sensationnel dafa fës lool ci information yi nga xamante ni ñu ngi koy faral di véhiculer mu di nag si réseaux sociaux yi wala ilaa sax ci yenn ci ay médias yi nga xamante nag daanaka ñoom ñoo fi daal di gën a yàgg yéen ban réaction ngeen am ci wàllu wi lay. waaw ci wàllu woowu taxawaay correct mooy ñaax journalistes yi ñu def seen liggéey nu mu waree mooy. bañ a tiital askan wi bañ leen jox ay information yu nekkul ay xibaar yu nekkul waaye gën a rafetal seen liggéey maanaam ut ay xibaar yu dëggu di ko saytu bu baax balaa ñu koy jox parce que tamit li am te am mooy situation bi ñu nekkee aussi yoon la nit ñi askan wi xam li xew askan wi li tax ñuy tiit li tax ñu nekk ci jàqare mooy li ci ëpp amuñu information bu baax. donc bu ñu amul information bu baax dañuy tiit dañuy jaaxle te it nag taxawaay journaliste yi mooy bañ a yokk ci tiitange bi di def ay information yoo xamante ne ñu tuddee sensationnel wala di joxe information yu nekkul lu ñu war a def mooy saytu bu baax ba mu wóor ñu ni li ñu yor ci information dëgg la ñu soog koo joxe. mais li ñu yor ci information dëgg la ñu soog koo joxe waaye tam foofu est-ce que problème mu source tamit du poser. bu fekkee ni du côté des autorités dañu jéem a centraliser lépp. waaw problème source moom boo ci liggéeyu journaliste la bokk journaliste day saa su nekk day am ay jafe-jafe pour am ay source waaye tamit ci suñu métier dañuy jàngal naka la ñuy def pour mën a jot ci xibaar yi naka la ñuy def pour vérifier ak yooyu waaye nag bu ñu amee problème source ñu xool tamit suñu taxawaay naka la ñuy def ba contourner difficulté source yi wala xool naka la ñuy jot ci xibaar yi ñu daal di ko vérifier ñàkk source warul tax ba journaliste di joxe ay information xamante ni dëgg boo amul source kay mooy amoo information boo amul information bu ko joxe. voilà beneen tamit mbir bi nga xamante ne dañ koy nemmeeku moo di jëm ba léegi ci wàllum communication état yi maanaam autorités yi face à ces crises dañuy daal di gis ne ñoom dañuy daal di jël yenn ci ay information di ko jox directement journalistes yi te noonu sans segg ko lañ koy daal di véhiculer est-ce que loolu tamit war naa doon taxawaay journaliste bi. waaw loolu kay du taxawaay journaliste ak ku mu manti doon ku la jox information waroo ko joxe noonu te doo vérifier ak autorité bu mu manti doon ak ku mu manti doon ku la jox information bu mu manti doon da ngay toog saytu bu baax soog ko joxe mu wóor la ni information bi dëgg la ki la jox information bi lan moo ko tax a jóg ak yooyu loolu yëpp bokk na ci loo xamante ne loolu mooy suñu taxawaay ñun journaliste te ñun waa CORED loolu la ñuy ñaax nit ñi ñu am taxawaay boobu taxawaay bu rafet ndax fu mu toll nii askan wi soxla na information yu dëggu ngir bañ a tiit ci mbir mi. mais parfois tamit dañuy faral di jouer sur la rapidité ba tax na nag temps boobu duñ ko mën a am surtout bu fekkee rajo la. waaw waaye nag ba tey defe naa journaliste ak mu manti doon. noo manti yàkkamti bu fekkee information bu lay bi nga yor dara bi nga yor wóoru la joxe ko wóorul ndax defe naa ñun ñëpp ci journaliste yi amul kenn koo xamante ne dina la neex nga génne information heure bu ci topp ñu ñëw weddi ne li nga wax du dëgg xam naa ni loolu du taxawaay bu rafet donc ak noo manti yàkkamti information bi nga yor bu la wóorul waroo ko joxe lu tax nga koy joxe te wóoru la da ngay toog ba mu wóor la nga daal di ko joxe. Samba Jalimba Badji maa ngi lay sant di la gërëm.